This is AM 930, WPAT Patterson. Got an old car? You can donate it, whether it's running or not, to the United Breast Cancer Foundation and save a life. They'll even come and pick it up for free. The United Breast Cancer Foundation has saved hundreds of women's lives through their free or low-cost breast screen exams. But now they need your help. The United Breast Cancer Foundation wants to save more lives through early detection by offering women free or low-cost breast screening exams. And donating your old car, SUV, or truck, whether it's running or not, helps pay for them. Plus, you get a charitable tax deduction. Help the United Breast Cancer Foundation save lives by donating your old car, SUV, or truck. Call now for free pickup. 800-245-0471. 800-245-0471. 800-245-0471. Call right now. That number again is 800-245-0471. Attention business owners and independent contractors. This is a money-saving message from Tax Mediation Services. If your business owes $20,000 or more in taxes, we can help you today, right now. Listen, dealing with the IRS is no picnic. It's an intimidating and extremely stressful process, and you don't want to go it alone. Our attorneys know every law, every tax break, and every possible opportunity to help you resolve and reduce your tax debt. And if you owe more than $20,000, you may be at the top of their hit list. So don't take your tax debt lightly, because it will not go away on its own. The IRS can seize your bank accounts, your home, and even shut down your business. Call our tax experts today at 1-800-769-4821 and let us deal with the IRS while you focus on your business. That's 1-800-769-4821. Again, that's 800-769-4821. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors.
fàtte sa réew ku nekk bu la wërsëg dabee bul fàtte sa réew. asalaamaaleykum sunu mbokku déglukat yi man seen mbokk seen xarit Oumar Diaw Seck ma dellu si waat fii ci rajo bi ci seen émission bi ñu leen di defal ay bés bu jot ñu di ko wax pencum réew mi te ñu leen ko defalee fii ci WPAT 930 AM mu di WPAT 930 AM ci New York City su fekkee yéen a ngi amee seen poste rajo ngeen mën ko déglu ci 930 AM mu di 930 AM su fekkee yéen a ngi amee seen ordinateur ngeen mën ko déglu ci www.wpat930am.com wala su fekkee nag yéen a ngi amee loolu nga xamante ne nag moom moo di téléphone ngeen mën a jël seen appareil téléphone ngeen daayil numéro bi bu ngeen ko woowee fu ngeen mën a nekk ci biir États-Unis ak Canada da ngeen ko dégg mu di 701 719 3618 mu di 701 719 3618 mu di 701 719 36 18 701 719 36 18 su ngeen fa wootee rek incha allah di ngeen mën a déglu émission bi fu ngeen mën di nekk bu loolu jógee tamit comme niñ leen ko waxee woon rek ki nekk ci machine bi ak micro bi di seen mbokk seen xarit Oumar Diaw Seck ñu doon door a jóge nii ci àllarba nekkoon fukki fan ak ñeent ci maanaam weeru février ñuy tàbbi nii ci alxames nekk fukki fan ak juróom ci weeru février 2017 te xam ngeen ni li ñu génn tey muy bëccëg bi moom la ñu doon wax Saint-Valentin mu di feetu mbëggeel yi ñu di ko célébrer fu nekk ci àdduna Sénégal nag léegi maanaam daanaka dem nañu ba jéggi ci dayo dafa mel ni sax feet gi moom ñoo ko foofu moom ndax xumbee niñ ciy def ak niñ koy defee maanaam rek kon nag mi demee noonu daal ndax kenn ku nekk am nga ko bëgg loolu yàlla subhaanahu wa taala moo koy def kenn ku nekk mu nattu nit jël nit def ko ca xolam kon kenn ku nekk ka nga bëgg yal na la yàlla jubóoleeg moom ka nga bëgg yal na la yàlla bàyyeeg moom bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon nag ni ñuy jéem a def rek ñu ñëw ak li nga xam ni moom lañ daan ubbee mu di fatitul kitab di alquranul karim waxu yàlla subhaanahu wa taala suñ fa jógee door a ñëw ci li nga xamante ni moom moo des ci programme bi incha allah kon ni ma leen ko daan waxe rek ajaratu Mampuy ak Walimata Dieng xam ngeen toujours comme ni ma leen koy waxe rek léeg-léeg ma ni leen kaani leen café gi léeg-léeg ma ni leen xorom leen ko tey nag bu leen ko kaani bu leen ko xorom waaye bàyyi leen ko rek bu leen koy suukar na nekk café gu nga xamante ne dana tàng waaye nit dana ko mën a naan doo am kaani doo am xorom doo am suukar nag café noir noonu rek dose bu fort waaye gars yi yéen ñëpp dama bëgg ngeen yeewu te dinañ leen indil ay affaires yu neex bu ñu demee nag incha allah ba ci fin wu émission ba dinañ leen ñëw rek ci yi ñu leen di ñëwati comme ni ma leen koy waxee rek xam ngeen ni lu yëngu la ko yëngaloo ko ëpp doole te nag julu kambora bu ngeen déggee bambara mu ni julu kambora mooy na maanaam junjung rëkk na tubarkàlla macha allah junjung nag bu rëkkee nag foog ñu taxaw rek defar ba mu baax comme niñ leen koy waxee kon nag gars yi rek niñ leen koy waxee kon ñu ñëw déglu alquranul karim waxu yàlla subhanahu wa taala suñ fa jógee door a ñëw ci des ci programme bi incha allahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. الحمد لله رب العالمين All praise is due to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم The entirely merciful, the especially merciful. مالك يوم الدين Sovereign of the day of recompense. إياك نعبد وإياك نستعين It is you we worship and you we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم Guide us to the straight path.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or of those who are astray. amin sadaqallahu alazim loolu moo di alquranul karim waxu yàlla subhanahu wa taala ñi ñaan ci barke fatitul kitab boobu ñi nga xamante ni ñoo feebar te di ci lalu hôpital yi ak ñi nga xamante ni ñoo feebar di ko wéyaale ak ñi nga xamante ni ñoo feebar nekk ci biir kër yi ak ñoo ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla na yàlla fëgg seen bopp roof leen si ditu wér te boo lëggee mu bañ a tëral kenn ci xormay Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal ñi nga xamante ni ñoo am soxlay biir yi soxlay biti yu ñu mën a wax ak yu ñu mënul wax ñoom ñëpp yàlla na leen ko yàlla saafaral kenn ku nekk la nga bëgg yàlla defal la ko bi jaay Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu ñu fa jógee tamit ñu ñaanal ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kaso yi ak prison yi ak violon yi yàlla dogal natt boobu dal leen ñoo ngi leen di ñaanal ñi nga xamante ni ñoo yor seen i mbir yàlla na leen yàlla xiirtal ñu jublu ci seen i mbir yëlëb ko atte leen génne leen ci jàmm ñu dellu ci seen njaboot te bu lëggee ñu bañ faa dellu kenn bañ faa dugg ci xormay Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yàlla na yàlla wàcc jàmm ci àdduna bi ginnaaw bu ko wàccee ci àdduna bi yàlla na ko wàcce ci Afrique ga ñu bokk jóge rawatina ci réewum Sénégal ga ñu bokk jóge bu defee loolu ba noppi tamit fépp fu doomu Sénégal mën a nekk ci àdduna bi ci diaspora bi rawatina ci États-Unis d'Amérique gi ñu nekk fu waay nekk yàlla na la fa yàlla defal la nga bëgg yàlla na la yàlla dàqal lépp loo ragal ci xormay Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla na nu yàlla defal jàmm ak salaam ak sutura nangul ñu ubbil ñu sunu bunti wërsëg ubbil ñu baabul xayri baabul salaam baabul nuur ak baabul barika yàlla na yàlla bégloo sunuy soppe tubarkàlla macha allah sunuy noon it bu yàlla defee te mënuñoo bég ci ñun yàlla na yàlla def rek ñu xëy suba sunu xëyee di gis sunu teranga ak di ko dégg seen bët di ca tegu duñ ci mënul dara it ñu di ca teg seen bët ndax wolof nee na bu teranga yokkoo noonu yokk kon nag nit ku baax bul ñaan mukk nga ñàkki noonu yàlla bu nu ñàkki noonu waaye yàlla bu sunuy noon bég bi jaahi Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ba nu jógee ci loolu xam ngeen ni semaine bi am na ay bakkan yoo xam ne rot na fi yàlla subhaanahu wa taala ci dogalam ñu nga xamante ne am nañu ñàkk ci communauté bi waaye rawatina nag ki nga xam ni moo di Serigne Adi Niang moom nga xamante ne nag dafa di sunu ndijaay di sunu lépp di càmmiñal soxna Fat Niang xaali di frère it Alaaji Mbay Niang PLP tubarkalla macha allah ñu di koy jàll famille bi fi nekk yëpp di ko rawatina Adja Walimata Diop sunu cousine suñu mag rawatina tamit Mareetu Si ñu di leen ko jàll di ko jàll ñëpp ñu nga xamante ni tubarkalla macha allah ñu ngi sëtoo ci maam Abdoulaye Cheikh ak maam Tabara Cheikh suñu maam ndax bis bu nekk rek ñu di ko wax fii tubarkalla macha allah nga xamante ni soxna Mareetu Kan seen maam ak soxna Astukan Marem Selbe yaay ñoom Serigne Cheikh Tidiane si ak Serigne Abdoul Aziz si Al Amin ñoo bokk benn baay maam Abdou Hamid Kan jur leen maam Abdou Hamid Kan mooma nag maam Cerno Samba Abdoulaye jur ko Cerno Samba Abdoulaye nag maam Binte Sure jur ko Binte Sure maam Tabara Cheikh jur ko te maam Tabara Cheikh ak maam Abdoulaye Cheikh ñoo bokk ndey ak baay Abdoulaye Cheikh jur Buyel Moxdaat Yacine Gueye mu jur Dudu Seck Buyel Moxdaat mu jur Aminta Seck Dudu mu jur ki nga xam ne moo di ndijaay Serigne Mbaye di xalif général des Tidiane te it comme niñ leen koy waxee rek Yacine Gueye Birahim ak Mbenoy Gueye Birahim dellu bokkaat ndey ak baay wax dëgg yàlla Mbenoy Gueye jur mu ndaay mu jur lay di mu jur sukkay na mu jur sama yaay kon nag loolu defe naa ne ak mbokk mënta weesu loolu kon ñoo ngi leen koy jàll bu baax tey ñaan yàlla na ko yàlla xaare aljana mag ñu baax ña mu fekki yàlla na leen yàlla xaare aljana bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax genn golo gudd na waaye loo ca laal rek borom yëg ko ba ñu jógee ca loolu tamit ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Oumar Camara moom nga xamante ni moom moo fi faatu moom tamit ñu ngi koy jàll ki nga xam ne moo di Aïda Diagne mu Aziz Ndiaye ngeen di dégg publicité bi ñu di ko teg toujours Mimi ak Monas di ko jàll tamit suñu jigéen Ndeye Fall Gilles bu PDS wax dëgg yàlla ndax mbokk ndey koy jur te seen ñaari maame bokk ndey ak baay tubarkalla macha allah di ko jàll ñëpp di ko jàllit soxna Fatou Bintou Ndiaye tamit borom kër googu mu xam ne nekkaloon te yàlla dogal ci lim ci dogal moomen muy suñu jigéen di sunu xarit soxna Fatou Bintou Ndiaye ñoo ngi koy jaal kooku tey ñaan ñi faatu ñëpp yal na leen yàlla jéggal yal na leen yàlla xaare aljana bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax dem mënta ñàkk waaye ku dem rek yal na nga jubóog suñu borom ndax yàlla subhanahu wa taala lu mu dogal kenn mënu ci dara waaye dañuy ñaan rek ku demet yàlla xaare la aljana bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax àdduna moom moo demee noonu kenn dëkku fi
fi ñun ñëpp dañu fee ñëw rek di fi jaar te di fi dem kon nag képp ku nga xamante ni dem nga rek yal na la yàlla xaare aljana jégal la say bakkaar bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi comme ni nga xamante ni noonu lañ ko waxee tamit sunu mbokk sunu xarit tamit di Alaaji Bàcci Dia moom tamit ñoo ngi koy jàll yaayam jooju nga xamante ni moom moo fi jógee dana ko yéex yëkk lool nag wax dëgg yàlla muy nekk lu nga xamante ni lu yàlla subhanahu wa taala dogal la kenn mënu ci dara yàlla moom lu mu dogal noonu rek la kon nag ñoo ngi leen koy jaal bu baax képp ku nga xamante ne am nga fi ku faatu xëy na bu ñu la ko jàllul yàlla dafa dogal yëgunu ko waaye bu ñu ko yëgee tamit ñoo ngi leen koy jàll ci sunu biiri xol ñu ngi fi am tamit sunu benn cousine bu nga xamante ni dafa gaañu mu di soxna Kolle Sall moom nag sunu ñaari maama bokk ndey ak baay moo nekkoon soxna Alaaji Njaga Njaay nekkoon maire bu Tiwaawoon muy soxna Kolle Sall mu soxna Pan Njaay mu maam Aminata Lo moom daf fi gaañu maanaam il y a 3 jours tey jii moo di 4e jour bi moom tamit ñoo ngi koy ñaanal yàlla jéggal ko te xaare ko aljana bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sunu jigéen boobu tamit nga xam ni moom moo fi nekkoon ak ñun te jóge fi gaañu mu di soxna Khady Sine mu gaañu démb ca France ñoo ngi koy jaal ñëpp rawatina nag soxna Aïda Sine mi nga xam ne moo di magam tubarkalla macha allah nekk fii di ko jaar famille bi yëpp ñoom jay na baak waa kër gi yëpp ñu ngi leen koy jaal tey ñaan yàlla na ko yàlla xaare aljana di ko jaalit famille maam Amat Cissé Pire ñëpp ndax moom yaayam ak ñoom sëñ Moustapha Cissé ñoo bokk baay tubarkalla di sëtu maam Amat Cissé Pire ñu ngi koy jaalit le consul général ndax mbokkam la tubarkalla ñoom ñëpp ñoo bokk sëtu kër maam Birane Cissé ca jaamal kon nag ñoo ngi koy ñaanal moom it suñu jigéen boobu di Khady Sine nekkoon ku baax nekkoon fii ñu bare xam ngeen ko nekkoon daan liggéey ci restaurant Kër Samba boobu yàgg na ba ni mu fi jóge waati dellu France mu nekk nit ku baax ku nga xamante ni nitu valeur nit ku amoon personnalité ñoo ngi koy jàll ñëpp di koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam am tamit beneen daanaan bu mag bu nga xamante ni daf fi gaañu keroog dégg ngeen rek ñu ngi koy wax ci rajo Modou mu di Medoune Diallo ñëpp xamoon ko mu di ndaanaan bu mag bu nga xamante ni mi ngi fi jógee ren bi mu amee juróom benn fukki at ak juróom-ñeent mu ngi gane woon àdduna maanaam 1949 ci nga xam ne moo di 11 février ba yàlla jële ko fi li nga xamante ne moom moo di 10 février maanaam 2018 bi mu ne suba lay am anniversaire am bu mu desee benn fan yàlla nag moo ñëw ak dogalam ndax mbir moo gis rek yàlla am na lu nga xamante ni moom la ciy dëxëñ moom nag mu nekkoon daanaan lu mag lu nga xam ne ñi nga xam ne ñoo doon def musique salsa defe naa ni ay melomaan yu bari dégg nañu ay wayam te bég nañ ci jamonoom lu yàgg kon nag ñu ngi ñaanal ni nga daan béggale doomu aadama yooyu yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xaare aljana ci xormay Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax yàlla moo yor yërmandeem te yërmandeem yaatu na ba nu jógee ci loolu kon ni ñuy def rek xam naa ñëw rek delloo si ndax moom it ku fonk askanam la woon ndax moom Haalpulaar la woon tubarkalla macha allah mu jógee Fuuta Tooro mu di cosaanam mu woyeen way woo xam ne Fuuta Tooro la ko tudde woon way ci mu ne moom cosaanu Fuuta Tooro la doomu Fuuta Tooro la way ci Fuuta Tooro nga xam nag nee ne Fuuta Tooro réew mu baax la réew mu waliyaabe la maanaam réew wàllu yi la réew mu valeur la te ku ne xam na ni nitu yàlla yu bari waa Fuuta la ñu rawatina ku mel ni Cheikh Omar Fouti yu ak dégg ngeen ñooñu ak ñoom Cheikh Moussa Camara ak ñeneen ak ñeneen ñoo ñëpp ay nekk nitu yàlla yu nga xamante ne waa Fuuta la ñu te Sénégal ni ma leen koy waxee toujours ñoom ñëpp seen cosaan Fuuta la ndax Fuuta mooy royaume bi jëkk a am ci réewum Sénégal kon nit ñi jéem a def rek ñu jéem a déglu Medoune Diallo ci wayam boobu wadi Fuuta waliyaabe bu ko defee bu nu fa jógee door a ñëwaat ci la des ci programme bi incha allah bu leen fàtte yéen a ngi déglu seen émission pencum réew mi ci WP 930 AM fii ci New York City ki nekk ci machine bi ak micro bi di seen mbokk seen xarit Oumar Diaw Seck. Puta
eterno. waaw mbokk yi kooku moo di Yarahmu Medoune Thiam yàlla na Medoune Diallo yàlla na ko yàlla yërëm Alaaji Medoune Thiam it sama xel dafa dem ci moom it yàlla na ko yàlla yërëm ndax xam ngeen ni jóge na fi fan yële mi ngi noonu kooku nag moom moo di Medoune Diallo nekkoon daanaan bu mag ñu doon ko rendre hommage tubarkalla macha allah ndax ñun ñëpp noo bokkoon di liggéey ci aar bi kon nag nit ku mag la woon ci aar bi def na ci lu bari yàlla na ko yàlla jéggal te xaare ko aljana bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu koy waxee ni léegi tamit kii nga xam ni moom moo di soxna Khady mi gaañu ca France moom it ñu ngi koy jaal suñu jigéen soxna Ami Badji nekkoon xaritam nekkoon léppam moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi xam ngeen ni comme ni ñu ko waxee rek ñu ñëw dugal benn aajar bu ñu jógee ci aajar boobu nag door a ñëw dellu si ci li nga xam ni mooy ay xew-xew yu nga xam ni xew na ca biir Sénégal ñu di ko waxtaane nag ndax dégg ngeen président Idrissa Seck ay wax yu nga xamante ni wax na ko ñu déglu tamit li nga xamante ni Moustapha Cissé Lo mi nga xamante ni moom mi ngi ci parti APR moom tamit am na ay wax yu nga xamante ni wax na ko ci république bu nga xamante ni tontu na ci dinañu ci ñëw incha allah yëg ngeen invitation bu mag boobu nga xamante ni nag moo di déjeuner bu nga xamante ni la première dame Adjaratou Marème Faye Sall moo koy organiser chaque année ñu defoon ko bërki démb ci le 10 bi moom tamit dinañ leen ci ñëwal ak yeneen yu nga xamante ni moo fas yéene xew fii kon nag ñu ñëw rek déglu benn aajar door a ñëw dellu siwaat ci li des ci programme bi incha allah bu leen fàtte yéen a ngi di déglu seen émission pencum réew mi ci WPAT 930 AM fii ci New York City. waaw wax nga dëgg de ñun de guy gu réy gi nekk ci digg New York mooy sunu ndaanaan moo nu tere nelaw ñu ni guy gi fan la nekk ñu ni mi ngi nekk 120 West 116 Street between 7 and Lenox foofu moo di fan nee nañu foofu nag moo di Baobab guy gu réy gi nekk ci digg Harlem tubaarkàlla macha allah bu ngeen demee Baobab bëccëg bi nee nañu ceebu jën yaa nga fa maafe yaa nga fa ceebu yàpp yaa nga fa suluxu mbalax yaa nga fa booleeg nag ay xale yu jigéen yu taaru nag te set wecc nag bërëb ba dolli set xeeñ neex bu ngeen demee ñu di leen toppaloo ngeen lekk ba suur naan ba mandi lépp ñu teg ko ci yoon ñu ni loolu ndax doy na ñu ni déedéet guddi ga nag bu jotee nee nañu alaaji sëriñ moo fee tax daanu si ca biir nee nañu bu ngeen ñëwee fekk ca biir dibi ja nga xam ne moom lañ daan lakk Sénégal di ko booleeg soble sa di ko jëri ca taal ba di ca xëpp li nga xamante ni moo di moutarde Dijon ba ak oromasi ba moom la ñuy defar ba mu baax nee nañu sëriñ moom la nekk ca biir góolu ko ñu ne ndax loolu rek doy na ñu ne déedéet dana ciy def bu yàpp nag di ci def bu ganaar nee nañu ndax Baobab restaurant ci loolu la yem ñu ne yamuñu ci loolu ndax Baobab restaurant boo amee seen numéro téléphone ñu di ko wax 212 864
4700 mën nga jaaxaan ci sa kër woote di nga yot ci xale yu jigéen ya fa nekk nga jox leen sa adresse ñu yabal delivery bi mu daal di ñëw indi la li nga commandé bu ko defee nag nga am noo defar ñoom nag nuyu leen nuyu bu am maanaa bu ko defee ñu daal di dellu si nee nañ foofu daal moo di Baobab restaurant moom la gars yi doon seet waaye nag dañu ni tubaarkàlla macha allah kat Baobab daal bu ñu ko waxee xel yëpp war a dem Sénégal dem feneen fu dul Sénégal lu dul West Africa kon nag delloo si leen xel yi te fóotaat xol yi Baobab restaurant mi ngi ci 116 Street kon nag na fa ñëpp daje noonu nag déet na yamul ci lool ataaya jàng ca biir. waaw mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee rek foofu moom moo di Baobab restaurant bu mag bi am na it Baobab numéro 2 bi nga xam ni moo nekk ci Brooklyn waaye laasana mi ngi leen di wax ni bu leen fàtte tamit foofu ngeen xamante ni moo di New York Meat and Fish Market bi nga xam ni mi ngi nekk ci 1680-1678 Boston Road zip code ba di Bronx New York 10460 nee nañ liñ ko waxee rek yàpp xar yàpp nag yeeli mbote tubarkàlla lépp lu ngeen soxla mu jëm ci ay légumes ay vegetables lépp lu ngeen soxla rek lu jëm ci African food bu ngeen demee da ngeen ko fa fekk nee nañ su fekkee ni jël ngeen fa lu tolloog $50 fu ngeen mënti nekk rek danañ leen ko indil mu di Bronx Manhattan Brooklyn Queens Staten Island ak New Jersey ak Philadelphie maanaam ba dugg biir Pennsylvania fépp rek danañ leen ko indil su ngeen bëggee woote nag mën ngeen woote ci 718-294-7882 mu di 718-294-7882 nee nañu dinañu jël Visa dinañu jël Mastercard dinañ jël Discover dinañ def EBT foofu moom moo di New York Meat and Fish and Market bi nga xamante ni moo nekk foofu ci Bronx am na beneen bu nga xamante ni mi ngi nekk ci 125-127 St. Anne moom it la ñuy def fële rek la ñuy def fii ak $50 bi yëpp delivery bi free la moom it mën ngeen woote ci numéro bi rek bu ngeen woote incha allah di ngeen ko jot mu di 718-294-7882 kooku moom moo di sunu mbokk sunu xarit Lassana Tambajang kon nag ñu ñëwaat ak yéen ci benn aajar rek door a dellusiwaat ci li des ci programme bi incha allahu. waaw Abdou Aziz Ndiaye jaata Ndiaye moo leen indil nag li ñuy wax Mimi ak Mounass Travel Mimi and Mounass Travel dara du seeni yitte lu dul di leen jaay ay billet avion yu yomb bu ngeen jëndee ci ñoom billet avion yu yomb it ñu ñëw bu ngeen yore bagage yu bare ñu ñëw jëlal leen seeni bagage gunge leen ba aéroport jàppale leen ba ngeen peese seeni bagage du ngeen am benn problème ngeen dem ci jàmm yegg ci seen njaboot ci jàmm ñu ne ndax Mimi ak Mounass ci loolu la ñu yem Abdou Aziz Ndiaye ni déedéet li ma leen di bégal day pareeguma ñu ne lan moo des mu ni képp ku nga xamante ni yor nga sa bagage boo bëgg a yóbbante Sénégal te maanaam demuloo boo ko tegee ci loxoom dana la ko yóbbul ba mu dem ci jàmm yegg ci jàmm ci say mbokk ñu ne ndax ci loolu la yem mu ne déedéet ndax mën ngaa am yeneen i bagage te du mat walis mbaa du mat colis Abdou Aziz Ndiaye nee na lu mu mën a toll na nekk sax enveloppe bu ndaw bu nga xamante ni rek lu tuutee ci nekk bu ngeen ko tegee ci loxoom waxtaan ak moom dana leen ko yóbbul ci bis bi mu yegg ci bis bi ci réewum Sénégal te du ngeen ci am benn gàllankoor kon daal ndeke daal Abdou Ndiaye man sama nee na daal jindaanaan li wax ndekete mooy dëgg Abdou Aziz Ndiaye daal ndekete buur Ndiaye gaynde Ndiaye suukar Ndiaye lem Ndiaye lu neex Ndiaye nee nañu ne képp ku bëgg a jokkoo ak Mimi ak Mounass na nga woote ci 1917 957 5168 maanaam 1917 957 51 68 kon nag Mimi and Mounass Travel mi ngi nekk ci digg dëkk bi te askan wi rek ko tax a jóg kon nag daw leen balaa muy teel bu leen ko kenn nettali.
waaw kooku moom moo di Mimi ak Mounass comme niñ leen ko waxee rek suñu jigéen Aïda Diagne moom mi ngi fi di toppatoo bagage yi su ngeen jotul Aziz rek bu ngeen ko woowee incha allah di ngeen jot bagage yi bu fekkee bagage yi tamit yu jóge Sénégal la mën nañ leen ci jàppale ba ngeen mën ko jot incha allah mbokk yi xam ngeen ni ki nga xamante ni moo di monsieur Idrissa Seck nga xam ni mi ngi ci opposition bi fan yi dafa génne ay wax mu ne mi ngi soxla le président de la République Macky Sall pour mu ñëw jàkkaarloo ak moom ñu def débat man nag ci politique bi luñ ci fàtte mooy defe naa ne bu fekkee le président de la République bu demee bay def débat dafa war a nekk débat bu nga xamante ne dafay taw jàkkaarloog askan wi yëpp wala mu jàkkaarloog président ak président comme moom waaye defe naa le président de la République su fekkee dafa war a def débat yaakaaruma ne xëy na peut-être dina dem fekk des membres de l'opposition yu nga xamante ne tolloogul ak ñoom title ñu war a def président Idrissa Seck nit ku baax la nit ku ñu respecté la nit ku nga xamante ni ci réew ma la fekk baax am na droit bëgg ko comme ñëpp waaye nag level boobu eggagu ci parce que moom yàlla defagu ko mu doonagum le président de la République moom doon na fi premier ministre kon xëy na mën na ni président rek moo ko fi dese bis bu ko yàlla na may ci moom it incha allah yàlla na ko am te balaa ko am it yàlla na fekk président de la République Macky Sall am 2 mandats ba pare comme ni ma waxee sama gars yi di leen tooñ nag tey nag gars yi lu neex dafa xew ci opposition bi dama ñëw romb leen tey ci ASA bi may ñëw noonu ci 116 seen leen ñu toog maa ngi seen sama jigéen Ndeye Fall ma nga sañ sa nag rosam bu rafet nag toog ci taabal ji nag maa ngi seen gars yi ñoom monsieur Dieng ak ñoom Jacob ak waa opposition bi ñëpp toog ma xool ñu waa fay di sama gars yee fi toog ma tàllal loxo nag Ndeye waaye bi ma leen tàllal loxo maa ngi seen muy tàllal loxo mais ma seen ñoom ñëpp seen loxo yi ñu ngi ko dékk nii ñoom tonton Mbuuba ñoo ñëpp tàllal ma dem bay romb dem 99 sëñ Fallou 99 cents ma ni waaw ñii dañuy ñaan xaaral ma dellu si waaye lu neex nag moo am bi may ñëw bay dugg si waat rek dafa fekk ñaan gi di jeex nag gaa yi di wax rek ma yuuxu ci ginnaaw ni leen yàlla na yàlla def Macky Sall gagné leen 2019 ci premier tour rek tombeeg ñaan gi di jeex ñoom ñëpp ñu àndandoo ni amiin xanaa dañoo tiit man leen léegi jeex na yéen moom ñàkk ngeen le président Macky Sall moom incha allah tubarkàlla macha allah dana leen gagné premier tour deuxième tour sax du fa àgg incha allah ginnaaw yéen ñëpp àndandoo ngeen yàlla dajale leen fii tey sama ñoom grand El Hadj Ndaw sunu Afrique ñëpp nga fa woon ma wax bu rëy bi tombeeg seen ñaan gi ngeen ne amin yàlla dajeeg aminu malaka le président de la République Macky Sall yàlla na leen gagné wax dëgg yàlla maa ngi leen nuyu ñoom tamit au passage parce que loolu aussi moo di démocratie ñu bëgg seen réew fonk seen réew taxawal seen réew gis naa fay sama grand doyen grand texe gay xam nga moom affaire bi moom moo koy jiite tubarkàlla mooy yor flambeau bi kon nag yëf yi mi ngi noonu waaye nag ñu déglu rek ki nga xamante ni moo di monsieur Moustapha Cissé Lo moom nag am ay kaddu yoo xam ni yëkkati na ko am na lu mu wax ci wax ji nga xamante ni moom la monsieur Idrissa Seck wax ni na président de la République Macky Sall ñëw jàkkaarloog moom mu wax ak moom nag am na ay wax yu nga xamante ni yëkkati nañ ko kon ñu déglu monsieur Moustapha Cissé Lo ba xam moom wax jooju mu ci wax lan moo di xalaatam ci loolu nga xamante ni moom la monsieur Idrissa Seck wax. président Macky Sall du débattre ak Idrissa Seck moom débat bi muy posé l'ensemble de la classe politique nationale et internationale la koy débattre ay acte la dañ ko fal mandat boo xam ne bi mi ngi koy déroulé def la benn président bu ko jiitu deful li mu def résultat yu palpable Idrissa bu bëggee buzz parce que jàpp na ne Khalifa mi ngi ci kaso ñeneen moo fi ne day nax boppam barke Rasoulaay avec Idrissa je le bats au Sénégal ci élection dama ni Idi dama bëgg buy wax mu ñëw maa ngi moom ñu wax ci économie wala fa tubaab lu mu bëgg ñu wax Idi échoué na bala mu mën a wax ak Sénégalais yi day dem lijjanti xaalis bi mu sàcc moom ak Ablaye Wade il a volé de l'argent ñu nekk di xeex mu tëj ko ci kaso bi ñu négocier protocole guddi mu génn loolu la def Sénégalais nañ laaj Idi xaalis bi ñaata la lu xew Ablaye Wade nee na Omar Sarr yow li ngay wax xamoo ci dara bu ma bëggee Idi léegi mu ñëw kon ñi ngi ci diil protocole de Rebeuss bi ko génnee nuñ lay tëjee juróom-ñetti weer bàyyi la nga mel ne picc wala ginaar bu ñu fermé woon dem di yolli naan ànd ak sama baay moo ma gënal ànd ak keneen Idi fenkat la naafeq la li muy wax dara du ci dëgg yi muy wax gëmu ci dara Idi bu bëggee débattre na ñëw maa ngi moom ñu wax économie barke Rasoulaay maa ko gën a xam économie réew mi ak Afrique na ñëw ñu toog wax man maa ko ëpp daraja ndax président parlement CEDEAO la premier vice président ci suufu Macky Sall laa ne
pourquoi muy tardel Macky Sall li mu dox ci réew mi dox ko biti réew doy na ay preuve Idi ne ko moom sàcc na suma xaalis man autorisation importation oto yi moo ma ko doon jël ci man fanweeri junni bu ma ñëwee moo ko doon def il était mieux mën nañu def enquête li may wax na ma porter plainte Idi est un voleur Macky Sall amul jotam ku ñàkk fayda la te ñàkk xolaat na. mbokk yi dégg ngeen loolu mooy wax ji nga xamante ni moom la monsieur Moustapha Cissé Lo wax moom loolu moom moo di ci maanaam xalaatam di ci gis-gisam mbokk yi kon nag bi ñu jógee ci loolu tamit ñu di leen fàttali tamit ni suñu mbokk suñu xarit mu di Alaaji Idrissa Gaye bu Thiès yéen ñëpp ngeen xam ko mu sëtoo ci Tafsir Moubarak Yaram Kan di mbokkum ñoom Alaaji Texe Gaye ak soxna Tabara Gaye yaay ñoom Maodo mu Alaaji Abdou xam ngeen ni moom it moo ko Tafsir Abdourahmane Gaye ñoo bokk benn baay seen baay nag daf fi jóge semaine bi tamit ñu weesu mu di El Hadji Khalifa Gaye gaañu ca Sénégal moom it wax dëgg yàlla Alaaji Idrissa Gaye di nit ku baax ku nga xamante ni dafa daan ñëw fii ci gàmmu ITFA yi nga xamante ni sëñ Sidi Ahmed si mu sëriñ Habib dina koy organiser fii ci États-Unis mu di ko def yàlla dogal tamit wax dëgg yàlla mu ñàkk lu metti mu di waajur may fàttaliku 2010 bera bu nga xamante ni sunu waajur wu jigéen jóge na àdduna gaañu mu tombeek bisu àjjuma tombeek la veille gàmm North Caroline boobu maa nga North Caroline bi ñu waree def juróom-ñetti fan yi sëñ Sidi Ahmed dafa ni ñu nanu fa daje ñu daje fa wax dëgg yàlla Idrissa Gaye moo nga fa woon keroog ñu wàcce fa kaamil def ñaan ga ca xadara juma ba ca aljuma ba samedi ba ñu def gàmmu North Carolina wax dëgg yàlla mu teewoon fa def fa ay waxtaan def fa ay ñaan muy lu rafet kon nag bu fekkee bàyyam boobu tey yàlla dogal na mu jóge fi kon ndax bis boo gis rek bis dafay lebal bis wala muy fay bis keroog ba sunu waajur wu jigéen gaañoo mu taxaw ci taxaw bu rafet boobu def ci ñaan yu baax yooyu kon moom it ñoo ngi koy ñaanal waajuram wu góor woowu faatu yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana te barke ba woon ci moom yàlla def ko ci ñoom bi jaay Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam te di ko xamal ni ñun ñoo ngi bokk ak moom tiis wi fépp fu waay mën a nekkit na ko ñaanal rek yàlla yërëm ko te xaarale ko aljana mook sunu mbokk mu baax moomu gaañu ca Sénégal mu ji soxna Kolle Sall bi nga xamante ni jóge nañ ci loolu tamit ñoo ngi leen di wax ne am na beneen mbokk artiste bu nga xamante ne moom la ñu wax Kolle Sall nga xam ne yéen ñëpp xamoon ngeen ko mu di guitariste bu mag nga xam ni sénégalais la te faatoo woon foofu jëman ca Mauritanie ku ne xam na ni nga xam ne moom lañ daan wax ni moo daan ànd ak Tidiane Ani yàlla yërëm ko te xaarale ko aljana ñu koy ñaanal moom it yàlla jéggal ko bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bi nu jógee ci loolu tamit xam ngeen ni am na mbir mu nga xamante nit am na ca Sénégal ndax benn mbir mu nga xamante ni daal am na fa mu di ci samedi bi ñu passé mu di gàmm gu nga xamante ni mooy nekkoon gàmmu Seydi Jamil bu nga xamante ni ca Louga lañu ko doon defe comme ni ñu ko doon waxe rek sëñ Mansour Sy Jamil moom mi nga xam ne moo di taaw Serigne Jamil Sy Seydi Jamil mi nga xamante ni moo di taawu Serigne Babacar moom moo di présider gàmm googu nga xam ni moom moo koy def ca Sénégal yàlla dogal nag bi nga xamante ni nag ñoo ngi koy def nag kooku di gouverneur bi demoon fa wax dëgg yàlla am ay wax yu nga xamante ni am na fa léegi daal moom mu nekk loo xam ni gouverneur bi tamit daf ci gis boppam ba nga xamante ni Serigne Mansour Sy Jamil mi ngi wax ay wax yu nga xamante ni daal daf doon clash ki nga xamante ni moom moo di le président de la République Macky Sall bi nga xamante ni loolu it am na kon ci la ñu daal di fexe rek ba daal ni nañu jéem a déglu li nga xamante ni moom moo di Serigne Mansour Sy Jamil li nga xamante ni wax na ko fa gouverneur bi mu waxee wax na li muy wax ba pare sëñ Mansour Sy Jamil tamit jël kàddu gi wax yi nga xamante ni moom wax na ko fa après tamit bi nga xamante ni loolu am na gouverneur bi tamit wax dëgg yàlla daal di jóg daal gis boppam moom daal di dem kon nag loolu daal lañ leen fi bëgg a indi la ñu déglu li nga xamante ni moom moo di wax ji nga xamante ni moom moo fa amoon bi coow li nga xamante ni am na kon ñu indi leen la nga xam ne moom moo di wax ji ñu jële ca foofu ca Louga ñu déglu le gouverneur bu Louga nga xamante ni moom indi na kàddoom ci li nga xamante ni moom la
wax wala ngeen jégal ñu rek ñu jéem a indi li nga xamante ni moom moo di waaw waxu Serigne Mansour Sy Djamil daal ci mbir mi fi mu kiiwe ak le gouverneur li nga xamante ni moom la ko tontu kon ñu déglu Serigne Mansour Sy Djamil ci wax jooju nga xamante ni wax na ko keroog ca Louga mu di samedi. ci otoom indi ko ma wàcc ci otoom comme sama xarit la ma ki ak lu ngeen mënti dégg sama xarit la dafa am jukko ju ma naw si moom waaye man dama am nit ku nga xam ni kii àndu gor ak nawle laay ànd ak yow su ma gisee lu baax dam koy wax damay taxaw si rajo bi wax que lii mu def Mauritanie barki démb man dam ko applaudir avec mille ma parce que lool mooy lu baax lu mu wax daal mais su ma gisee lu ma àndul tam dam koy wax sama abi moo ma ko jàngal ne si biir li ngay nangu si ngay bañee li ngay bañ donc danaa nangu danaa bañ c'est une unité dialectique une totalité contradictoire. La dialectique, c'est pas la lutte des contraintes, c'est également l'unité des contraintes, et c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est une dialectique que les esprits chétifs ne peuvent pas comprendre. dañu yaakaar ni man dama defar bés ñaar toog ci gannaaw Macky di ko tàccu déedéet loolu taxuma ma jóg. àndu gorog nawle ma wàcc ci oto bi jël ko mu ni ma marabout opposant ma ne ko président te ñu màggal yonent bi rek ñu ngi ci gàmmu gi loolu moo ñu fi indi rek mu ni ma marabout opposant ñu dem ba réception bi jeex mooy teyaat ci loxo bi yóbbu ko mu ni ma kon le deuxième mandat c'est plié ma ni ko lu tax mu ni ma déggool li xalifa bi wax ma ni ko président 2019 la ñu wax 2019 y a beaucoup d'eau qui peuvent couler sous les ponts ma yóbbu ko ba ci palais mu ni ma sëñ bi te nga ñëw bokk ci ndam li ma ni ko ndam lan mu ni ma victoire u 2019 mu ni ma parce que sa gaa ñi duñu dem ma ni ko président xaw ma ndax sama gaa ñi daanu dem wala duñ dem waaye man Mansour Sy damay dem mu ni ma foo ko teg ma ni ka dam ka teg sur le fait que gawma loi gawma droit gawma constitution benn mbir dong laa gëm mooy le rapport de force et le rapport de force évolue rapidement Yaya Jammeh 25 ans en 3 mois rapport de force bi en défaveur Mugabe 40 ans en 10 jours le rapport de force a changé ma ne que le rapport de force d'ici 2019 léegi tu as le rapport de force en ta faveur lu la neex nga def mën naa wax ni les résultats de 2019 sont déjà sur ta table parce que le rapport de force te le permet mais le rapport de force peut évoluer très rapidement monsieur le président mu ni ma am na lum la daan jox ci gàmmu gi comme marabout opposant nga ren dam lay compal ma ni ko wax dëgg yàlla bugguma sa comp ndax tibu yàlla bee ko ëpp si dynamique bu compal boobu si la nekk ba gàmmu gi tey dañuy léeb rek dynamique bu compal boobu si la nekk waaw non parce que quand même jël nga parole bi pendant très longtemps déglu naa la ngay expliquer affaire gouverneur ak yooyu loolu yëpp on a eu la patience de vous écouter monsieur le gouverneur mais je n'ai dit rien de grave man
Mais moi, je suis là en tant que... Non, je suis là en tant que citoyen. Non, parce que ce que vous avez fait, c'était de la politique partisane que vous avez fait. Vous avez expliqué la position du président de la République, la position de la République. waa mbokk yi bu ngeen déggee loolu gouverneur bi moo mujj buude mer parce que amul lu ko neex li sëñ Mansour Sy Djamil doon wax dégg ngeen li mu ko wax mu ne ko je ne suis pas là pour ça dama fi ñëw pour la république mais ñëw ma fi pour waxu politique partisane ci le gouverneur bi jóg noonu nag di génn mbooloo mi ñi mu àndaloon di ko gunge ngeen dégg waykatu sëñ Mansour Sy Djamil yooyu ñu ngi way yooyu di wax moom gouverneur bi moom mi ngi dem sëñ Mansour Sy Djamil nag mi ngi toog yor micro bi di toog di déglu ba gars yi daaneel bu ko defee moom mu door a maanaam dem léegi nag mi ngi noonu dem kon ñu déglu sëñ Mansour Sy Djamil mu àggale. gouverneur moom dem na. Comprends pas. Moi, je ne comprends pas l'attitude du gouverneur. Non, non. Il vient di ma wax maintenant ay jaahil lay waxal ni moom su ñëwee représentant en tant que gouverneur il représente tout le gouvernement et c'est même plus important d'être représenté par des ministres mu wax ma que man ak moom ma tontu ko mu ni ma lii nga ma tontu soo demee ci public bi bu ko wax ma ni ka pourquoi du ma ko wax lu may nëbb man aw ma waxu bii rek waxu bi ci ma ni ka ñi nga xam ne ñoo topp sama gannaaw il faut que ma expliquer leen pourquoi Macky Sall ñëw fii ñu ñaanal ko mu nekk président de la République mu daan ñëw fii di ronu tante bi xam dimension gàmmu gi ñu am sunu ay nawle fii ci Louga ñuy organiser manifestation yu mel nii suñ ko organiser des maraboutions ay 6 délégations de ministres da nga fay yónni sëñ Moustapha ak ni mu toll organiser lu mel nii demal tey Tivaouane nga xool tey Abraham seen gàmmu ñaata ministres ñoo fa nekk mais loolu mooy dëgg ñu war ko wax loolu mooy dëgg nan ko wax soo ànd ak ñoom loo bëgg ñu defal la ko soo waxee ni man lii d'accorduma si ñu mareel jàpp na Khalifa Sall wax naa ko ni d'accorduma toog na ñoom ñëpp ñu toog Niass toog Tanor toog premier ministre bi toog Dansokho toog ñoom ñëpp ñu toog Djiboka toog man ni que lii nga dugg ci Khalifa Sall génn si doo si am ndam lépp a ñu toog wax ka li ma xalaat ànd gor ak nawle moom li mu xalaat ne ñëpp war xalaat y compris gouverneur bi itam li mu ñëw wax ka dañu war a wax amin tàccu ko mais en quoi de partisan j'ai parlé ici ma wax na pendant au moins 20 minutes di wax ay waxu piccam ñu am kersa di ko déglu ñu jël parole bi di ko tontu mun ko supporter mu dem yoonam comme Macky Sall waaw ñun waxuñu dara ku jox cër sëñ Moustapha jox nañ la cër ku joxul cër suñu Moustapha ak koo mënti toll si àdduna faalewuñ na kenn képp si yéen ku toog fii yaa ma gënal junney Macky Sall man yéen laa am aw ma leen mais bu nu fontoo ñi déclaration partisane en quoi de partisan j'ai dit
moom li mu wax mooy déclaration partisan ñëw di justifier l'injustifiable di taawal lu amul tànk mais man ma tontu ko tontu bi nag neexu ko mu jóg dem yoonam na dem yoonam s'il ne manque que lui il ne manque pas grand chose s'il ne manque que Macky Sall ici xoolal mbooloo mi s'il ne manque que Macky Sall il ne manque pas grand chose s'il ne manque que le gouverneur là na dem yoonam ak ñi mu àndal mais xoolal lii mais xoolal li fi deew xoolal li fi deew s'il ne manque que lui il ne manque pas grand chose mais c'est une attitude qui n'est pas normale c'est une attitude d'irrespect il parle en tant que républicain. Il parle de la gouvernance vertueuse. Nous parlons de la citoyenneté vertueuse. Hein? Non, pas de non comme mais quand même. ñëw wax lu ko neex ñu koy tontu mu jóg dem yoonam. Au nom de quoi? voilà mbokk yi kon ñoo ko déggandoo dégg ngeen loolu nga xamante ni moom la ki nga xamante ni di Serigne Mansour Sy Djamil nga xamante ni doomu Seydi Djamil la mook soxna Oumou Sy Djamil mi nekk fi ñoo bokk benn baay seen baay Seydi Djamil di taawu Serigne Babacar bu góor gàmm googu nag ñu di ko def ci Louga muy gàmmu Seydi Djamil ndax Seydi Djamil soxna Oumou Khayri Sall yaayam waa Louga la Mame Malick Sall moo ko jur tubaarkàlla te nit ku nekk sa néegu ndey nga am looloo waral xalifa général bi di Ndiaye Serigne Mbaye moom it gàmmu Ndar mu dem di ko fa defi ca Ndar ndax soxna Aminata Seck Duudu ndeyam Ndar la dëkk tubaarkàlla macha allah waaye nag bu leen fàttee ni Serigne Mansour Sy Djamil aussi député la à l'Assemblée nationale yor parti politique bu ñuy wax bés du ñàkk donc moom am na ñaari title benn bi il fait partie de la famille maraboutique bu nga xamante ni mu di njabootu kër Cheikh Seydi Hadji Malick mais am na beneen title bu nga xamante ni aussi c'est un citoyen sénégalais mais c'est un politicien donc nag kon ñu ngi am mbokk yu baax yu commencé di woote ñu laaj léegi lan ngeen xalaat ci wax ji nga xam ni sëñ Mansour Sy Djamil wax na ko ak li nga xamante ni moom la gouverneur bi tontu ba jokkoo dem muy coow lu rëy lu nga xamante ni ma nga ca Sénégal depuis keroog samedi ngeen mën a woote ci 5 minutes yi des balaa ñoo jéggi waxtu salaamaaleykum pencum réew mi. Omar man la Fadel. waaw sëñ Mansour Sy Djamil moom mu def dafa wane ni ormalul papam parce que papam bi muy sos gàmmu gi daf ko defoon pour yàlla ak yonent bi kese ak diine mais li mu def daf koy bëgg a utiliser famille pour des raisons politiques soo déggee li mu naan kenn ku respecté wul sëñ Moustapha Diagne yooyu c'est des fonds politiques gis nañ ne ñoo war a yow xool ki leen di woo ci yàlla ak ki leen di woo ci boppam parce que Mansour Sy Djamil li muy def du leneen parce que dafa war a def seen chemin politicien la et puis suñu fekkee gouvernement bi waxul politique parce que il était là pour représenter la République donc le gouvernement su doon fenn dafay déplacer en tant que représentant de la République boo fu comme président la fa taxawal askan wi la fa taxawal peuple Sénégal la fa taxawal et moo fi une affaire politique li mu wax yëpp du début à la fin ak gaaruwaale yooyu ñoo doon gaaruwaale bi kii mais war na ko jëmbo moom fi mu toll dafa tuut famille parce que ñëpp ku daf xam ne ne kii dafa bëgg a utiliser fi mu bokk des raisons politiques nit ñi ñu war am seen fula ba ñu nekk xaru ku la sëkk ñu bari parce que lii ma leen woo leen ci yàlla woo leen ci yonent bi woo leen ci El Hadji Malick woo leen ci Sëñ Babacar woo leen ci Moustapha Diagne papam dañ leen woo pour ut benn pause politique bu ñu def bu ñu kenn nangu bu kenn nangu ñu ndax la war na dépassé foo xam ne dañuy nekk sama ngoy ngayeen dañuy defar rek ñu ne comme ay xar yi ñu ci Moustapha Mansour Sy Djamil wootewul pour yàlla wootewul pour yonent bi su ko déggee su fekkee ne doon na fexe da ngay xam ne politique moo tax muy wax ay daaruwaale yi papam du ko def su may si Mansour mais nag xefe bi du ko def donc déjà moom mu doon wax représenté wul par famille boppam la représenté partem bu ñu wax su dëkk waaw bi nga dégg nag leen ko commencé wax mais
gis nga affaire bi su fekkee ne dañu dawal affaire ndax ku nekk ak sa xalaat la rek xam nga yow li nga dama bëgg rek ñu ngi xam ne moom lii mu woote question famille yàlla taxul yeneen bi taxul woo ci turu boppam parce que su fekkoon dafa normal semaine gaaw gu teem sos waaw du ko utiliser pour info politique man loolu laa gis waaw jërëjëf loolu mooy sa xalaat ñu jël keneen asalaamaaleykum pencum réew mi allo loolu moo tax ne gàmmu bi daal allo ma ne loolu moo tax ñu ne gàmmu bi daal kii gàmmu waaw jërëjëf wax nga sa xalaat xaaral ñu jël keneen asalaamaaleykum pencum réew mi asalaamaaleykum pencum réew mi asalaamaaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Omar naa def maa ngi nii rek sant yàlla ku baax kooku maa ngi jàmm Assane Diop la Assane Diop bismillah Diop fekk ñu ngi xeere bu baax jërëjëf Diop waaye gars yi nañu xam ne ki ñuy waxal kilifa jàmbur la ñu def ci ndànk nañu waxal nañ kenn ku ne na nga wax loo nga xamante ni boo ko waxee buñ ko waxee sa kilifa bu neex la ñu bàyyi xel loolu waaw jërëjëf Diop ñu jël kenn asalaamaaleykum pencum réew mi maaleykum salaam Omar maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay ku baax kooku man la Malay Ndiaye bismillah Ndiaye waaye di la ziar di wax ni Fadel xëy na Mansour Sy Djamil ñaari mante la yor mante politicien ak mante sëriñ am na parfaitement raison xam nga lu ko waral te ni mooy lim ko def moo ko metti te ci toog ci nguur gi la jóge muy gouverneur mais ak lu mu mënti demee gouverneur war na mën a am respect ci mbooloo mi nga xam ni fa la nekk war ko jóg gedd di dem nan waxante dëgg waaw jërëjëf yow lu ci mën ci am rek war na mën a toog déglu ba lépp jeex parce que ci gàmmu la ñëw bu dul Mansour Sy Djamil mu respecté Sénégalais ya fa toog mais jóg di gedd di dem loolu kilifa du ko def le gouverneur am na benn raison jërëjëf waaw yow loolu moom mooy sa xalaat salaamaaleykum mbokk mu baax mi ci ligne bi Omar na nga def maa ngi nii rek ku baax kooku d'accord gouverneur bi li mu def moom waru ko def mënoon naa xam personne daal muñ rek ak lu kàddu naqari waaye Mansour Sy Djamil itam maanaam comme yi mu doon wax noonu maanaam yooyu affaire politique la foofu affaire ngir yàlla moo tax mu dajale fi nit ñi jërëjëf li mu doon wax yëpp affaire politique la ko teg gouverneur bi itam nag mënoon naa xam personne muñ maanaam xam ne